maa ngi tudd Khady Badiane nekk étudiante université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru nekk en ma première année fac droit nekk aussi membre FRAPP France Dégage nekk yi tamit la coordonnatrice de FRAPP UCAD. D'accord mën nga ñu wax un peu ci li nga xamante ne moom moo la motivé ba nga dugg ci affaire lutte syndicale yi. Lutte syndicale à l'université. Bon de manière générale. De manière générale tey jii ñun ay ndaw lañ te ku ci nekk ci ñun am nga wàll ba nga xamante ne moom nga war a mën a liggéeyalee sa réew ku nekk da nga tànn sa yoon ñun ñu xool yoon bi nga xamante ne moo gën a adapté wu ak ñun yoon ba nga xam ne gis nañ ci suñu bopp muy tey la révolution ñu jël yoon boobu te ba fii ñu toog di wax ak yow regretté guñu benn yoon suñu choix par rapport avec la révolution par rapport à la révolution moo ñu ci téye ba naga ni. Donc bu ñu waxee révolution ça veut dire que li fi nekk baaxul dañ ko war a changer. Je dirais pas que li fi nekk baaxul mais bu ñu sañoon am lu gën lii parce que le Sénégal mériterait plus que ça. Et en tant que femme est-ce que amul benn handicap bu nga xamante ni mu ngi koy def ci li nga xamante ni la mooy yëngatu ci wàllu lutte syndicale yi. Bon gisuma ci benn handicap parce que maa ngi koy dund normalement comme sama vie normale déjà dafa dem ba bokk ci ñun ba lu ñuy def lu ne dañ ko ciy sóoraale aussi sama famille nangul ma ko sama entourage nangul ma ko ba saa yu ma ci nekkee dama ciy féex parce que awma lenn lu ma ciy xalaat. Ok dugg bi nga dugg FRAPP moo la motivé à ce que ngeen créer amical wala da nga dugg ci amical ba pare doo dugg FRAPP. ci FRAPP laa njëkkee avant may dem ci amical yi parce que bi ma ñibbisee Casamance bi ma amee bac ñibbisi war a ñëw jàngi ci université Cheikh Anta Diop mois d'octobre bi ma ñibbisi mois d'octobre boobu laa adhéré biir FRAPP or que syndicat maa ngi koy commencé ay mois de mars avril yooyu. D'accord wax ñu tuuti ci amical bi nga xamante ni mooy amical Kocc bi am bi nga xamante ni moom moo waral coow li. COCC muy code des obligations civiles et commerciales moom lañ jël article 118 ak article 119 ñu tuddee ko suñu turu coalition étudiants yi fa daje bëri na liste yi fa daje bëri na man élite laa bokk ànd ak sama coordonnateur ñu joxante loxo ak yeneeni coordonnateur ñu taxawal coalition boobu di article 118 119 bu COCC ñëw nañ fekk université moo yu bëri lañ fekk université amoon yéene bokk ci ñiy changer fac droit xar kanamu fac droit parce que liñ fa fekk neexuñu liñ fa fekk doy na waar injustice mi ngi fac droit injustice mi ngi ci biir campus pédagogique yi mi ngi ci biir campus social yi université dañuy jaay lal yi or que lal yi ñun ñoo ko moom pour nga jot sa bourse dafa métti da nga koy xeex saa su ne ñun ak administration demal maa ngi ñëw la loolu la ñu xool par rapport ak ñi nga xamante ne ñoom la ñu wóolu woon teg leen ci bopp fac bi ngir ñu liggéeyal ñu ngir ñu nekk intermédiaire entre ñun ak administration ñu gis ne ñu ngi abusé ci pouvoir bi nga xamante ne moom la leen étudiants yi joxoon ci lañ ne ndëgëm ñun ak ñoom ñoo ko bokk mais pourquoi pas tey jii balaa ñuy jël di investir ci kenn ñun suñu jëm bopp li ñu namm ñu liggéeyee ko suñu bopp ci lañ taxawal lii di coalition Kocc. Ok ci biir coalition boobu mu am ay yenn activités yi nga xamante ni yéen a ngi koy def bi université balaa ñuy ñëw ci problème bi est-ce que mën nga ñu wax yenn activités yi nga xamante ne jot ngeen ko fa taxawal foofu. Avec Kocc juste que ñu ngi doon def ay cours de renforcement ak élèves yi ak étudiants yi ñu nekk première année ba master suñu yenn coordonnateurs yi nga xamante ne ñoom yàgg nañ ci fac bi ñoom ñu ngi ci doon liggéey ak ñoom déjà loolu la ñu jotoon taxawal parce que li ci des pour nga mën ko taxawal il faudra nga nekk amical boo xamante ne dañ la reconnaître écrit noir sur blanc ñoo xam ne administration ne lii amical bi reconnaître naa ko moom mooy représenter étudiants yi nekk fac droit ñu nga door a mën a am financement pour liggéey ci yenn yi. D'accord mu am ay sanctions yi nga xamante ni teg nañ ko ci sa ndodd ak ñeneen ñi muy bon di nga ñëwaat ci sanctions yooyu noonu mais lan moo waral sanction bi. sanctions yi dañoo demoon élection. gannaaw ba ñu gañee élection yi ci ngoon si presque heure yi la woon ñu ngi ñibbisi si yoon bi ñun ñu woo ñu téléphone. nañu université am na ñu nekk di yàqateeg foofu noonu seen chambre yi am na ñu fa dugg dem na ba dañu newoon bu ñu ñibbi si biir université ku mën na nga xam fooy dem déjà man bokkoon naa si ñu newoon que dañuy ñibbi biir université parce que université kenn ëppalewu ñu fa dara li ñu inscrit moom la keneen ak keneen inscrit donc pourquoi benn étudiant war ñu mën a déranger wala ñu am lu ñu koy ragal ba ñun du ñu ñibbi ci lañ ñibbi
ci même guddi gi ñu gis ne ñi doon saccagé campus social ak resto yeeg logement yi ñu gis ñuy bind que ne élection yi na ku nekk dal parce que élection yi dañ koy ñëw annuler ñoom am nañ ci firnde yu leer parce que ñoom wóolu nañ ci leen ko wax te fii ak suba di ngeen ci xam dara mais comme ñun gisuñu woon dara mënuñu woon tontu ci loolu parce que dañ yaakaaroon ne waxu nit ku mer la rek à notre grande surprise ñun ñu xëy le lendemain le doyen de la faculté mu génnee benn communiqué disant que élection yi dañ ko annuler te doyen moom amul benn màqaama ba nga xamante ne moom la mën a annuler élection yi pouvoir bu muy annuler élection yi sax la amul parce que élection yi 10 yi yoratu ko mais campus moo ko yor te campuseen moo ko yor te campuseen ci ginnaaw ministre bi la nekk de l'enseignement supérieur ginnaaw loolu ñu yónnee ko li nga xam ne moo di message de protestation ci ginnaaw message yooyu doyen Alassane Kandé ci la làqatu yóbbu ñu conseil de discipline SAES aussi doon mettre la pression ki nga xamante ne moo di le recteur de l'université Cheikh Anta Diop dak arrêté woon cours yi mu doon def teg benn mot d'ordre de grève mu renouveler ko 2 fois 3e fois ci la ko def grève illimitée mu ne tant que le recteur sanctionné wul ñi nga xamante ne ñoom ñoo doon def saccage ñoom duñu delluwaat ci classe yi ci loolu recteur mu ne moom conseil bi daf koy dàqal par faute de preuve comme amul preuve yu doy mais comme que SAES tamit ñu ngi koy mettre la pression te moom lenn rek la amoon ci table muy ñun message yi nga xamante ne moom lañ yónnee woon la doyen ci message yooyu moom ci la sukkandiku sanctionné ñu ba noppi génn ne ñi doon saccagé ñoom la sanctionné noonu. non mais li ma mënta comprendre mooy yéen saccage bi ay dégg ngeen ci am. te sanction bi muy am yéen lañu sanctionné. loolu est-ce que kon amul benn bët bu nga xamante ne ñu leen koy xoolee est-ce que tey amul lenn loo xamante ni takk na ci suuf lu ñu war a déjà moo jaaxal ñu ñun sax moo ñu jaaxal mais am na loo xam ne jarul ñu ciy revenir aat bu baax parce que lu ñu xam la déjà doyen ñun sekkuñoo ak moom loo nga xamante ne nii war nañu sax mën a yóbboo instruction ba ñu fay jëlee ba yóbbu ñu conseil de discipline amaana itamit bu dul woon SAES li mu mettre la pression duñ fi doon yegsi parce que ñun yóbbu nañu instruction mais ñu bàyyi woon ni ñuy def suñu cours normal di préparer suñuy examen parce que inspo mi ngi desoon 4 jours suma juumul wala 5 pour ñu jëm ci examen yi ci lu matul 48 heures ci la ñu woo téléphone ne ñu convoqué nañ leen fi nga xam ne moo di conseil de discipline. ok bi nga yëgee sanction bi nan nga ko dundee say am di jàmm say ñi la gën a jege say xarit say parents nan ngeen ko dundee. man bon normalement buñ la sanctionné sax jooy nga war a njëkk a def mais au début tiituma si woon parce que dama xamoon ne defuma li war a mën a tax surtout bu dee par rapport ak li ma gis ñu bindal ma ci sama notification sanction yi dafa amul benn base juridique tey jii ñun fac droit lañ ne boo may dàqulu au moins nga bindal ma ne ma article tel bu règlement intérieur bu université moo la permettrewul nga def lii nga def lii nga def lee mais bindal ma sama notification que yow dañ la dàqulu parce que da nga yónnee benn message insultant au doyen te man bi ma demee ñoom sama numéro ni ñu def ba récupérer sama numéro mun na bu ñu defoon la même chose bu ñu ci yokkoon tuuti effort ñu xam ban message laa yónnee parce que numéro bu nekk mën nga lire à travers portable doyen kii lii la bind kii lee la bindul topp ñu enquête bi ba mu xóot ñu dàquluñu man je me suis dit que peut-être dina am luy leer surtout xel kañ la gën a dal bi ma yëgee ne dañu dugal plainte boo xam ne ba fii ñu toll gisaguñ ci dara léegi pour ma ñëw ak ni ma ko dundee sama entourage damay jaajëfal sama yaay bu baax parce que moo ma ci njëkk a defal en fait man kenn defuma woon kaa moom rek laa ci doon xalaat parce que yombul tey nga def li nga mën yëkkati sa xaalis jox ko sa doom investir ko ci moom ne ka demal jàngi dama sàkku xam-xam moom laa la yebalee ñu ñaanoon yàlla ñibbi ci sunuy kër ak ay diplôme wala au moins ñu ñëw ne sa yaay passé nga dem nga classe supérieure yaa ngi avancé sa jàng dara dàqu ko mais teewul tamit avant loolu moom xam na ci lu ñu nekkoon te teel na nangu ne révolution bi dafa am lu mu àndal te lii nii ci la bokk sama entourage soutenir nañ ma dañ jàppale nañ ma ci defal nañ ma ci muy sama yaay muy samay doom baay muy samay mag muy FRAPP ñi ma bokkal milieu bi ñoom tamit wax dëgg neex yàlla jàpp nañ ci bu baax a baax. est-ce que li nga bokk FRAPP
posewul problème wala li ngeen bokk frappe yéen ñi ñu sanctionné parce que boo xoolee ñu ci bari frappe lañ bokk est-ce que loolu moo tax ñu sanctionné ci ñi ñu sanctionné man rek maa fa bokk frappe ah ñeneen ñi ay ñoo lànk lañ bokk ñi ay politiciens lañ nekk opposition man ci veille conseil de discipline bi dañu woo sama coordinateur de liste ni ko am na ci sa liste ku tudd Khady Badiane am na keneen ku tudd Pape Abdoulaye Touré moom mën naa tudd turam parce que ñoo nekk di liggéey tudd yeneen tur ni ko diw fii la bokk Khady Badiane frappe la bokk kee Pastef la bokk dem ba ni leen ñoom dégg nañ que ñun suñu élection benn parti bu siiw bu nekk opposition moo nekk suñu ginnaaw moo ñu doon financé boole kook frappe affaire yooyu ñoom loolu yëpp dégg nañ ko voilà ñoom ñoo nekk suñu ginnaaw di ñu financé et tout looloo tax ñoom suñu tur ay nit ñoo leen jox suñu tur. donc mën nañu jàpp ne règlement de compte la lan ngeen fas yéene def wax nga léegi plainte boo leen annoncé mais lan ngeen fas yéene def pour faire face à cette injustice. déjà dugaloon nañu référé cour suprême référé bi nag wax dëgg neex yàlla dañ see jooy ba sonn parce que juridiquement. référé 48 heures la war a durer. mu génn ñun suñu référé duré na 2 mois 9 jours balaa ñu ci am dara bi ñuy dugg référé itam dugaloon nañu requête en annulation pour excès de pouvoir ba fii ma toog di wax ak yow requête boobu noonu yéeyeguñ si yàbbeeguñ si léegi ma ñëw tuuti ci référé bi ñu dugaloon le pourquoi juge des référés bi daal di rejeté kii bi le doyen non excusez-moi le recteur de l'université Cheikh Anta Diop Mohamed Ali Mbaye dañ fa demoon waxtaan ak moom muy méthode de riposte yu ñu tegoon bokk na ci grève de la faim bu ñu defoon foofu buntu rectorat mu wooluñu ne ñu may nekk sama bureau di leen seen fële ngeen xiif su ma demee su may ñibbi kër ga gis sama njaboot ñuy lekk moom loolu da koo diis ba tax na ne suñu coordinateur comme ci ñi ñu sanctionné ci yéen seen camp moo ëpp ñi ñu fa sanctionné teg si da ngeen bëri ay étudiants yu nekk L1 su ma sañoon da ngeen di dugal demande de grâce de sorte que moom dina am ci lu mën a sukkandiku pour au moins mu lever sanction yi comme kilifa la teg si ñun jox nañ ko cër musuñoo sekk loo xam ne dinañu ci wax loo xamante ne amul gars yi wóolu woon ko amoon na sax tiraillement suñu biir parce que dañ ne woon duñu bind demande de grâce parce que demande de grâce boo koy bind c'est comme si da ngay nangu yow li ñu la tuumaal léegi yow da ngay sàkku njéggal mais aussi ak aspect bi mu indi mooy étudiant L1 yi nga xamante ne ñi nga xam ne ñu ngi door a ñëw biir université ñu daal ba ñu xoolee ci loolu dañ ne léegi ñun bu ñu xool daal li ci des nañu xool ne am na suñuy rakk yoo xamante ne dañ leen sanctionné te bëgg nañu dellu ci classe yi ñu dugal demande de grâce nekkatee le recteur dafa làqatu ci ginnaaw demande de grâce yooyu noonu jël ay avocat ñu jël demande de grâce yooyu dem présenter ko le juge des référés maanaam le recteur moom daf ñu teg dil gën ñoo suruxal biir cour suprême moo tax suñu yaakaar yëpp ñu jëloon ko teg ko ci requête bi te requête bi nag ñu ngi ciy déglu booba tey demoon nañ fi cour suprême sitting ñu jàpp ñu en tout cas daal ba léegi fii lañ ci toll. foofu la ñuy ñëw ci jàpp boobu nga bokkoon wala nga bokk ci jigéen yi gën a ràññee bu fekkoonte ne yow rek yaa ci nekk jigéen ci manifestation boobu ñu tegoon leen loxo mun nga ñëwaat tuuti ci manifestation bi déroulement bi ak ni ñu leen tegee loxo. manifestation bi déjà ñoom dalee ko ci préfet ba ci préfet sax laa yem parce que lépp moom laa dafa teel a saboté suñu manifestation ñun tamit tontu nañ ko ci ni ñu mënee parce que tu t'imagines ñun dugal lettre une semaine avant vendredi bi 24 heures avant la manifestation lañ ñu woo enquête de routine 24 heures avant manifestation la ñu woo enquête de routine ci même bés bi ñu def enquête bi ñu ngi ko def ay booru 13 heures 12 heures 13 heures ñu woo ñu vers 20 heures ne ñu notification bi génn na jaar leen jël ko man ñibbi naa ba yegg sama kër sama beneen camarade moom mi ngi woon ci péage bi toujours war a ñibbi ñu ne ñu jaar leen ngeen jël ko nekkul ni suñu loxo mi ngi commissariat central mais da ngeen di ñëw ngeen xaar ko après le lendemain man ñu woowaat ma jaar fa ay 14 heures moins
si lañ ma jox notification te avant boobu am na benn journaliste bu ma woo ni ma noo leen di naqarloo seen manifestation bi nga xamante ne autorisé wuñu ko ma ne ko yaa ma ko njëkk a wax parce que man je savais même pas que manifestation bi autorisé déjà nit ñi xamoon nañ que manifestation bi autorisé wuñu ko te ñun ñi nga xam ne ñun ñoo dugaloon lettre ñun xamaguñu woon sax que manifestation bi autorisé wuñu ko sur ce comme que ñun dugaluñu woon maanaam dañ ko doon yëgal tàgguwuñu ko ñun ci la ñu dem parce que moom amul droit autorisé amul droit aussi refusé mais li ñu gisoon ci bés boobu li tax ñu mën ko ñu koy woowee autorisé ou pas xam nga rek français ak ni mu demee mais tey ji ñun ñëpp xam nañu ci régime d'information lañ nekk boo amalee ab marche da ngay dugal sa lettre d'information déjà booy dugal lettre bi objet bi doo ci def demande d'autorisation mais information nga ciy def. mais su fekkee ne am na ay risques de trouble à l'ordre public aussi mën na ko bañ est-ce que du loolu la ci doon bañ moo tax mu dawal. trouble à l'ordre public à chaque fois si ñoom lay jóge tàmm naa di leen ko wax parce que tey jii pour nga. nekkul manifestation boo xam ne da ngay dox de tel lieu à tel lieu mais fenn rek ngay taxaw mais da ngay xool ñoom tey jii bu ñuy bañ manifestation yi xoolal force de sécurité nombre bi ñuy déployer indi ko bunkeriser foofu noonu yépp yow yaakaaroo ne loolu rek du trouble à l'ordre public te boobu ñun ñëwaguñu te bu fekkee manifestation boo xam ne dañ ko autoriser force de sécurité yi nombre bu minime la ñuy doon mais xoolal tey jii bu ñu namee refuser manifestation bi nu muy demee déjà ñoom ñoo fay fii xëccoo bi jàppal bàyyi bi loolu rek mooy trouble à l'ordre public mais ñun kese mooy li ma yàgg di wax amaluñu benn intérêt ñuy ñëw ci suñu manifestation après di ko saboter waa ci suuf wala dara bu ñu ko autoriser loolu ñu taxaw wax suñu soxla heure bi bu jotee après ñu ñibbi. en tant que jigéen nan nga duggee arrestation bi bis yi nga fa def ak bi nga génnee. non. vendredi lañ ñu jàppoon ñu ngi ñuy jàpp ay 16h ñu fanaan fa ba le lendemain samedi ñu ngi ñuy bàyyi ay 20h ci bàyyi boobu tamit ñu ma ci profito di gërëm ci suñuy coordonnateur parce que ñun sonn nañ mais ñoom tamit sonn nañ parce que tey jii bu ñu la jàppee coono bi yëpp ñu nekk ci biti ñoo koy daj parce que ñun amaana ci biir. yaa ngi toog waaw yaa ngi jaaxle sa xel yaa ngi calculer mais ñoom ñii di jaabante ci naaj bi diggante surtout man ñeneen ñi ñu ngi woon Point E man ñu yóbbu ma Grand Dakar jaabante bi coono bi ñu siy def dafa métti aussi ma xaw see seetlu leen muy les camarades étudiants ñëwoon nañ fees buntu commissariat Point E te tey ji ba ñu soxlaa suñuy soutien wu camarade ñu bëri tàllaluñ ñu woon loxo ñu xaar ba tey ji ñu jàpp ñu ñëw fees ci commissariat man je dirais que loolu amul njëriñ li ëpp solo mooy injustice tege na sama mbokk étudiant naa ko dem jox loxo parce que dañ ne mbooloo mooy doole étudiant lu mu bëgg mu yomb ko mais tey man li ma gis mooy étudiant pour mu xeex bu ko xeex jaralee dëgg bu laajte c'est parce que dañ koo xañ bourse am mais li ci des ñoom defuñu ko problème mais tamit am na ci teew li nga xam am na ci yenn étudiants yi nga xamante ne depuis problème bi mu commencé ba fii ma toll di wax ak yow à chaque fois ñu ngi ñuy woo seen dossier fu mu toll lii fu mu ne ñu leen ci jaajëfal bu baax a baax ñi nga xam ne tamit soo booguñ ci affaire yi di leen fàttali juste que mbooloo mooy doole ce n'est pas une obligation ñu ñëw mais di leen fàttali juste que mbooloo mooy doole daal. sama avant dernière question xaw nga ko junj léegi mooy problème yi nga xamante ne fekk ngeen ko biir université est-ce que mën nga ñu wax quelques problèmes de manière très concrète ay yenn jafe-jafe yi nga xamante ne étudiants yi ñu koy dund te bëgg ngeen mu changer. déjà problème de sécurité am nañ ko parce que. booy jël kenn pour mu yor kaaraange nit ki mais na doon koo xam ne dafa qualifié maanaam ñi nga xamante ne ci seen formation ñoom loolu lañ la jàngal kooku boo ñu ko indilee amul problème ñaata yoon ngay dégg étudiant xeex na fi gor nañ diw jaasi ñi nga xam ne moom lañ déployer pour sécurité bi lan moo fay seen liggéey à la fin wala ñoom ay complices lañ je sais pas déjà ñu ngi gis le directeur du COUD mi ngi def liggéey bu rafet. décorel nañu ko mais li étudiant soxla du décor ñun du fleur yi ñuy yokk yoo la ñu nam fleur jekk na gaa waaw bañuñu ko mais du loolu la ñu nam resto lekk yi baaxul pavillon yi peinture yi rafet na mais boo duggee ci biir pavillon yi maara day taali étudiant dese nañ koo jox gëddam biir Sénégal bu ñu sañoon ñu geesuwaat ñu tuuti budget bi nga xamante ne bu dee ñun bokk nañ ci ñi nga xamante ne ñoom la seen budget gën a élevé ñun gisuñu loolu fu ñu koy investir ana suñu budget gisaguñ ko étudiant ñu gis aussi tamit ci logement yi université Cheikh Anta Diop
commerçant bi mi ngi fa koo xam ne du étudiant kay liggéey port kay liggéey nangam ak sàngam marchand ambulant bi ñëpp ñëw dëkk foofu au nom de quoi étudiants yi nga xamante ne ñoom la ñu jagleel logement social yooyu noonu ñoom parfois pour ñu am chambre sax c'est tout à fait des problèmes am fa ay étudiants yoo xamante ne amatuñ fa benn légitimité suñu chambre ci seeni loxo lay nekk ñu di ko jaay loolu la ñu bëgg mu jeex wax dëgg neex yàlla biir université te ñu ngi gis ne ki fa nekk seen mi ngi indi bon mi ngi jéem a indi xar kanam bu bees parce que gis nañ ne léegi carte yi booy dugg déjà jaaykat yi sax am nañ lu leen di identifier et consort di ci profito itamit di la signaler beneen injustice bu ñu nekk di dund ci kaw injustice man ak le camarade Pape Abdoulaye Touré dañu interdire l'accès biir université Cheikh Anta Diop. waaw mais loolu est-ce que c'était pas prévisible parce que du moment où ñu sanctionné leen ba pare te bu ñu leen sanctionné xam nañ ni il faut que ngeen influencer seen yeneen camarades yi nekk ci biir donc pour barrer leen la route pour ngeen bañ a influencer ñi nekk ci biir est-ce que xaaru leen woon loolu tamit pour ñu tere la ngeen dugg biir université. man de tere ñu dugg biir université wax dëgg ne yàlla bettu ma parce que kiñ ko sekkal la yoon yi gën a yomb pour ñu trouver woon benn terrain d'entente jaar nañ fa defuñu dara donc kon bu ñu yegsee ba fii nii ñu toll ci fii man boog duma bett mais tey bu ñu ne woon étudiants yi ñu sanctionné yépp amoo leen droit biir dugg biir université man Khady duma ci am benn problème mais je peux pas concevoir ay étudiants yoo xam ne dañ leen sanctionné ñu enrôler seen carte au moment où yeneen étudiants yi nga xam ne dàq ñu leen def leen daal ñu ngi enrôler seeni carte man ak le camarade Pape Abdoulaye Touré ñun nanguñu ñu dugg biir université maanaam ci biir ñu sanctionné man ak Pape Abdoulaye kese ñoo amul droit dugg biir université loolu au nom de quoi. bu doon dañ ñu ko bañal ñun ñëpp dinaa ne ah loolu yoon la ndëgam ñun jàngatuñ fi amatuñu droit dëkk fi mais li ci gën a garaaw mooy amuñu sax droit dugg biir université en tant que visiteur xam nga boo fay dugg boo nekkul étudiant visiteur ngay doon ñu ngi lay préparer ñoom tam yooyu ñu ngi ci démarche yooyu di préparer carte de visiteur boo xam ne boo duggee dañuy xam ne kii du étudiant mais ñun maanaam amatuñ droit dugg fa pas en tant que étudiant pas en tant que visiteur. ok maintenant léegi loolu nan ngeen ko fas yéene mais fajee wala nan ngeen fas yéene continuer seen lutte ci biir université bi. xeex dugg biir université moom loolu moom je dirais que am na lu ko ëpp solo mooy que ñu lever sanction yi parce que bés bu ñu ko lever woon loolu du metti léegi mooy ci xeex bi ñu doon wax déjà dugalaat nañ ñu ngi waaj a dugalaat encore beneen référé même bu dee rejeté nañ bële ñu ngi waajalaat ak suñuy avocat waxtaan nañ seeg ñoom ba lépp yemb na ñu ngi waajalaat encore pour dugal beneen référé. d'accord mu bàyyi la nga def sa dernier mot suñu nga lancé waale message à l'endroit des étudiants à l'endroit des jeunes surtout ci période électorale bi nga xamante ni ñoo ngi ci. jëf mooy nattukaay dëgg ñun ci loolu la ñu yaree Sénégal metti na yem ci di ko wax rek neex na torop dañu bëgg changement yem ci di ko wax rek neex na tey jii jeunesse dafa di lu important maanaam nekk ndaw dafa di lu important ci réew man je dirais que ndaw ñi sax war nañ mën a bokk ci luy contrecarrer le pouvoir abusif j'espère que yéen a comprendre fi ma jëm mais tey jii ñun suñu ndaw ñi xeexu réseaux sociaux sonn nañ amul dara nañu impliqué wu ci affaire yi jéem a bokk ci instance de décision yi yoon yi bari nañ daal mais pas que ñu yem ci wax ko rek nañ ko jëf parce que tey jii ndam la ci ñun bu lépp yembee mu jóge ci ñun mais tamit gàcce la ci ñun ñu toog di wax ba ñuy gën a noot à chaque fois man j'appellerai les jeunes ñu jug dafa jot ñu bañ a yamati ci wax dong wax neex na waaw parce que dañ lay dégg mais nga jëf ñu gis nga bàyyi fi lu palpable tamit je dirais que moo gën a am solo di bu fekkee lu jëm ci wàllum étudiants yi dama leen di fàttali juste que bi ñu nekkee woon ci période campagne ñu bëri li ñu doon campagne mooy intérêt étudiant moo leen ñor dundinu étudiant moo leen ñor injustice la ñu bëgg mu jeex biir université Cheikh Anta Diop tey injustice mi ngi nii parce que dañu dàq ci lu dul dëgg ci lu dul yoon SAES itamit ñu ngi ko ciy woo parce que sanction yi dañ ci am part de responsabilité bu mag mooy sànq li ma la wax
amaana tey jii SAES bu mettre woon la pression recteur ñun duñu dàq. di sant di gërëm FRAPP ñi ma fi yebal di sant di gërëm suñu entourage dellu di sant di gërëm sama yaay parce que bu demee ba yomb ci ñun moom la saa buñ ma jàppee mooy ki may njëkk a dëfal muy ki ma yar muy sama yaay bi ma yar muy sama yaay bi ma jur te li ñuy dëkk di ma fàttali mooy lutte bi moom ak dàq yee garde à vue yi ñoo ànd dangaa choisir yoon boobu mënuñu lu dul soutenir la si parce que bi ngay dugg xam nga li la ci dugal maa ngi leen di sant di leen gërëm parce que il suffisait juste ñu ne ma génnal fii duma fi toog mais dañ ma nangul li ma bëgg ba pare gëm ma ci ba pare di ma ci gunge aussi lit bi di wax nit ñi rek mettiwul te amul benn secret front bi ñu nekk amul benn secret danga ciy dëggu gëm ko mu jaral la nga nekk ci loolu dongul la